sëriñ bi pour jëmbat garab léegi sëriñ bi mu xamee njariñu garab mu ne moom bëgg na fi jëmbat ay junni garab mu ne man sama xol dina sedd pour ma ànd ak yow ñu def ko waaye bëgguma mu yem fii dama bëgg ñu ànd tamit ci ndigalam fépp ci Sénégal fi nga xam ne rek war nañ fa jëmbat garab ñun ñëpp ñu ànd jóg jëmbat garab du dañ koy jëmbat ndax dafa rafet wala dafa indi kër garab lépp lay indi garab mooy indi dund mooy indi koom-koom mooy indi tax suuf si naat mbéy mi naat jur yi am lu ñu lekk kon waa Sénégal nañ jóg jëmbat garab bu ku nekk jëmbatee garab Sénégal naat xol yi naat ñun ñëpp ñu ànd jëm kanam donc vraiment maa ngi ñaan daal muy garabu corossol muy garabu limon gis nga boo demee Matam benn limon mi ngi jar 100 francs benn limon boo ko gisee te boo duggee ci biir kër yi doo fa gis garabu limon may loolu man daf may jaaxal ma ne kon naa fa yóbbu limon waaye surtout nañu wax ak nit yi ndax garab jëmbat ko lu yomb la am ko lu yomb la ndax boo pàccalee benn limon doom yi nekk ci biir boo ko defee ci mbuus wala ci butéel nga arrosé ko mu nekk garab nga mën ko jëmbat loolu laa bëgg nit yi ànd ak ñul pour ñu def ko fépp ci Sénégal rek kër goo dugg war nga fa gis corossol mandarine limon coco goyave sapoti wala leneen. njëriñu coco moom lan la. njëriñu coco comme njëriñu garab yëpp la ndax garab mooy indi oxygène bi ñuy noyyi garab mooy indi taw mooy tax mbéy mi naat garab mooy jox jur yi lu ñu lekk garab mooy dundal suuf ba pare coco xam nga ñuul coco bi ñu lekk ñu ngi koy jëlee Côte d'Ivoire dinañu yóbbu ay suñu milliards Côte d'Ivoire pour jënd seen coco mais bu ñu defaree suñu coco ñuul dootu xaalis boobu dootul jógee Sénégal ba pare askan bi xale yi ñëpp dinañ ci mën liggéey ndax coco dañ koy transformer lépp ci garabu coco dafa baax donc vraiment daal du ko rek bëgg nañu darkase mango limon corossol sapoti goyave bépp xeetu garab boo xalaat rek bëgg nañ mu naat Sénégal man barki démb la wàccee fukk ak ñeenti conteneur yu yore 17500 garabu coco yu jóge Côte d'Ivoire barki démb rek donc ñi ngi liggéey ak Côte d'Ivoire pour coco yi ñi ngi liggéey ak Mauritanie pour tàndarma garabu tàndarma yu bëri indi nañ ko ñi ngi liggéey ak Guinée Conakry pour corossol ndax fii boo bëggee am doomu corossol doo ko am ndax corossol bëriwu fi Guinée Conakry lañ koy jëlee goyave ak avocat tamit Guinée Conakry lañ koy jëlee ba pare ci àll Casamance ñi ngi jëlee xeetu garab boo xalaat garabu ron garabu new xam nga garabu dimb garabu kàdd garab yëpp am nañ fii mais ñi ngi koy wut pour jëmbat ko bon ñun nag dañu bëri ay technique jëmbat parce que agence de reforestation dañ ciy boole mala yi maanaam boo amee ay rab yuy lekk ñamu garab bi buñ ko dugalee seen biir bu ñuy dox ak moom delloo ko suuf si bu tawee mu nekk garab donc technique boobu dañ koy utiliser dañuy am tamit ay pépinière waaye li ñu gënal moom laa doon waxtaan ak sëriñ bi bëgg mu jàppale ma ci ñu am ay pépinière villageois maanaam bu ñu demee ci dëkk yi ñu jox ñi ci xoox bi ñu soxla jox leen genn pour ñoom ñu defar ko pour que nit ci defar seen garab bu ñu defaree seen garab ba mois de juin dëkk yu nekk defar ñëpp ku bëgg a jóg nga defar ñu jàppale la ci léegi bu mois de juin jotee nga ni man am naa fukki garabu limon ma ne la man am naa fukki garabu mango ñu weccante garab pour ma am tuuti mango nga am tuuti limon léegi mois d'août bu jotee ñun ñëpp ñu jëmbat garab yooyu ci biir kër yi wala ci tool yi parce que boo defee garabu limon garabu mango garabu darkase ci tool yi loolu tamit richesse la day indi koom-koom boo defee garabu corossol garabu beneen xeet ci biir kër gi tamit loolu koom-koom la ndax xale yi bu ñu ko lekkee dañu am vitamine tamit suñu yaay bu ñu ko jaayee dañu am xaalis loolu daal mooy suñu yëngat dañu bëgg Sénégal naat loolu moo tax ñu bëgg ñëpp jóg ci ñun ñëpp ñu ànd ndigalu sëriñ bi nag sama xol daf ci sedd bu baax ndax dinaa ci ànd ak ñoom pour fépp fu ñu bëgg rek ñu wax fa ak nit yi pour fexe ba suñu wax bu eggee ci seen xol ñoom tamit ñu ànd ak ñu jëf ba ci Saloum ak feneen fépp fu ñu nit yi soxla rek tool yi nag pépinière dafa am ñett yu mu soxla maanaam da ngay def pépinière fi nga xam ni askan bi dañ ko soxla parce que boo defee pépinière bi nga xam ne amul kenn foofu
garab yi pour nga déplacer ko day cher. ba pare da ngay def pépinière fi nga xam ni dafa am visibilité maanaam ku fa romb naan waa lii lan la ndax ñeneen bëgg pépinière. ñetteel bi mooy da ngay def pépinière fi nga xam ne am na ndox ndax garab dafa soxla ndox. dundu garab comme suñu dundu ñuul mi ngi tàmbalee ci ndox donc boo amee doom bi am place bi am ndigal bi ndax ndigal bi mooy doole askan bi taalibe yi ñëw bokk ci liggéey pour ñooma ñu defaruñu garab pour keneen ku dul nit yi donc bu boobaa pépinière boobu dina dox donc ñetti critères yooyu la ñuy wër rek di ko defar. rahimi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi ziare ñëpp ginnaaw nuyoo beeg ziare bi dañuy ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides suñu borom yàggal ko fi tam ànd ak wér di ko ñaanal ki fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall Serigne Cheikh Jëmb Fall suñu borom yàggal ko fi tam ànd ak wér di santaat yàlla nag ci jotaay bii ak ndigal lii nga xam ni Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général de Baye Fall toogal fi maam Cheikh Ibrahima Fall moo ma si jox ndigal. ma sàkk woon ndigal li fi moom nag jëmbat fi ay garabi koko tey monsieur le ministre Ali Aydar ñëwoon fi ànd ak délégation bu am solo indi fi addiyam téeméeri koko barkeeloo ko ci liggéey bi lu jiitu loolu nag indi woon na fi téeméeri koko muy ñaar téeméeri koko fi mu ne moom nag ñu ngi koy sant bu baax ci turu njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall gépp di ñaan ñii mu àndalit suñu borom dëgëral leen. ñu ngi amaan bégte lool nag kër gii nag ñu taxaw moo doon kër Cheikh Ibrahima Fall bi ko sëriñ bi wooyee mu jóge fi dem njaareem fii la bàyyi ko woon muy kër gu am solo ku fi nekkal maam Cheikh Ibrahima Fall rek fi ngay gàmmoo jotaay yu am solo yi dinañ ko fi amal fii ci Thiès muy barab boo xam ni barab bu ñaanukaay la barab bu taalibe yi bàyyi xel barab bu taalibe yi di daje di fi jële ndigal di fi sàkku ndigal di fi dajale seen i addiya di ko yóbbul ki fi nekkal Cheikh Ibrahima muy yóbbul ko ki fi nekkal Sëñ Tuubaa kon ñu wàcce foofu kaddu yi ñu ngi sant ñëpp nag di sant it Abdourahmane mi jotoon kaddu gi léegi nga xam ne mooy jëwriñ ji ak mboolem ku fi teew rek mel ni góor a wadd loolu nag ñu ngi koy barkeeloo si maam Cheikh Ibrahima Fall ndax maam Cheikh Ibrahima Fall moo nu xamal lool ndax moom doonee Cheikh Ibrahima rek da nga naan gàncax ndax bi fi sëriñ bi di nekk ak nekkam bari woon na addiyee ju mu koy jox si meññam la garab la daan jóge lu mel ni mbayum maraîchage ak lu mel ni jëmbat garab loolu lu mu daan def la lu bari fee sa boor yi gànjool muy Ndar Tasineer amoon na fa ay tool yu yaatu fu mu mos a am tamit daana joxe ndigal ñu jëmbat fa ay garab jëmbat garab nag moom lu am solo la ndax moom ni ko ñiy weesu léegi waxee rek dafay baax nit ku nekk ni ko monsieur le ministre li waxee léegi sax nee na woon kenn ku nekk rek war ngaa jëmbat garab goo xam ni ak naan lii man maa ko jëmbat ndax dafa bokk si liy dundal doomu aadama dafa bokk si luy dundal xol dafa bokkit si defar sa réew dafa bokkit si teraanga joo xam ni sun borom da ko terale doomu aadama dam ni woon wala xadd karab naa bani aadama wa xamal naa fil bahri wal bahri wa rasaxnaa mina tayyibaati daa bokk si teraanga yi doomu aadama te sun borom moo wax ni lu ma bind doomu aadama ma si gënal teraanga jëpp it moom la ko delloo kon ñu loolu daal foofu lañ barkeeloo rek Cheikh Ibrahima Fall muy loolu mu daan taxaw di ko defal sëriñ bi barkeelu googu nag la ñuy barkeeloo si moom moo waral taxawaay bi tey. Je suis très honoré d'être ici dans cette maison de divinité en réalité où les esprits saints ont bâti quelque chose de très noble. Je suis honoré d'être ici et aussi d'accompagner ce grand projet du marabout qui veut planter 1313 cocotiers dans ce lieu. Et si j'ai apporté 100 premiers cocos, c'était pour voir le suivi. Mais j'étais très satisfait quand j'ai vu qu'il s'occupait du suivi. Je suis revenu avec 100 autres cocotiers et je ne m'arrêterai que quand ensemble nous aurons planté des milliers et des milliers de cocotiers partout au Sénégal, avec leur aide, avec leur appui. Parce que, vous savez, le mouridisme est un concept de travail. Et nous allons ensemble travailler pour reverdir notre pays, le Sénégal. De sorte à ce que nos enfants puissent profiter de ces richesses. Parce que, vous savez, on plante un cocotier, il va produire dans 5 ans 200 fruits. Et il va vivre 100 ans, pendant lesquels, tous les ans, il va vous donner 200 fruits. Si vous en avez 1000, c'est 200, 1000 fruits. Si vous le vendez à 100 francs,
c'est 20 millions. Donc, c'est une richesse économique. C'est une richesse pour la terre, c'est une richesse pour les populations parce qu'ils peuvent le manger. Et comme on est dans un moment très dur de coronavirus, il faut que nous nous occupions de reverdir notre pays pour que l'agriculture soit saine, pour que l'élevage soit sain, parce que tout part de l'arbre. Alors je suis honoré d'être ici, accompagné par le grand marabout des Baye Fall. On sait que ce sont des gens avertis, des gens convaincus, et quand il a donné son nigel, je sais que ces arbres vont vivre et qu'ensemble nous allons planter partout au Sénégal.